Bonsoir, très chers téléspectateurs qui nous suivent à travers la Sen TV. Soyez tous les bienvenus dans votre émission Labado, comme tous les jeudis et samedis à partir de 18h15. yenn saay may dox di waxtu mel ni ku àndatul ak sa boom yenn saay ma weet te toog ci biir mbooloo may jooy di jooy da mel ni ku ma gisul wante xam naa ne bonuloo nit ku ne mën na juum yow tamit amal xel nga xam ni nit ñaa ngi ñuy seetaan nit mooy defar bu baax nit itam dafa xaw a doy waar may xalaat di mel muy giif sama mbëggeel nax na ma nga xaar ba ma ni la nga bàyyi ma weet jubalal ba yegg fa nga jaam ndinkaane du alal yóbbante du moomeel ko la moomul ba ko faa xanaa xamoo ki amal kenn la te lu ko neex lay séddale bul xool ma ni ma mel seetaatal ni nga mel ma xiif ñu tegal ma ñam sama xel mbas ma dem ci yow ma daal di mel ni ku suuf te fekk ne nekkuma dara. Bon voilà, je sais que xam ngeen ne pause yi c'est 4 différentes pauses donc xam ngeen pause jupe xam ngeen pause pantalon tey dañuy def pause robe tu vois beneen bi nag c'est classique mais c'est pas la peine mooy 4e bi parce que c'est trop compliqué donc tey jii dañuy def jusque pause robe parce que le jour bi ngeen di défilé robe la ñu sol léegi on démarre. bu jotee ma jéem a nelaw di la jëneer nga xaar ba ma mil la nga bàyyi ma weet
ko fii dafay jeex lay li na la ayee pour sa yaay liggéey na surtout maram yaay bi dem liggéey ni waa fee ayee pour sa yaay liggéey na surtout maram yaay bi dem liggéey lay li na la ayee pour sa yaay liggéey na surtout maram yaay bi dem liggéey ni waa fee ayee pour sa yaay liggéey na surtout maram yaay bi dem liggéey ni waa nga naan Sikka Njaay atumaan ma jaay góone waxu dem ba bàyyi mu ma surtout maram yaay bi dem liggéey ni waa fee ayee pour sa yaay liggéey na surtout maram yaay bi dem liggéey. Alors actuellement maa ngi nii toog ak benn styliste il répond sous le nom de Abdou dafa ñëw accompagner Labado yi alors bu ñu waxee Labado beauté ci la mode tamit ci la alors Abdou maa ngi leen nuyu bu baax ma bàyyi la nga présenté wu. fay naa la maa ngi nuyu waa kër gi bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi sama père tonto Jigal di ko béggee bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci kër gi di leen nuyu bu baax a baax. alors Abdou yow styliste nga bëgg naa xam fan nga nekk exactement. waaw Abdou Aziz kenn ku ne yaakaar naa kenn du ko présenté fi nga xam ne moom mooy waa Sénégal wala ñu nekk ci domaine styliste yi parce que maa ngi nekk Kër Mbaye Fall yor centre de formation di former ay jeunes pour ñu préparer wu ëllëg comprendre comme mën naa ne centre laa yor Kër Mbaye Fall di ci bay sans waar ci domaine couture. léegi lan moo waral sa collaboration ak Labado. waaw liggéey rek. parce que xam nga lu jot rek day yomb te yaakaar naa ne maak Labado mën nañ ne tey la koy yàlla di soog a dogal quoi mais bëri na saison yoo xam ne maa ngi leen di topp mais damay gis à chaque fois am na liggéey boo xam ne père da ciy sonn mais benn instant day am lu des li des nekk moom laa ñëw pour mottali ko te gëm naa dinaa ko war a mottali. léegi lan ngay waajal sama Labado yi parce que yaakaar naa ne instant bi nii am nga benn imagination soit ay robe yu toj wala yaa ma gën a xam lan nga nekk leen waajal. waaw parce que yaakaar naa ma am sens te lu am sens xam naa ko lu tax ma am sens xam naa ko quoi parce que macha allah ñoom ñëpp kenn ñaaw ci te tamit deuxième bi dañoo ne styliste bi pour mu defar modèle am day xaw a jafe benn instant mais day xaw a yomb ça dépend ci castingu nit ki quoi te man tey Miss Labado ñi nga xam ne moom lañ sélectionné ñëpp tey kenn ku ne koo ci gis da ngay gën a am fit jàpp ne war nga mun a qualifier ci li ngay def parce que seen taille macha allah. ñu doon def casting yi juumuñu taille yi normal la forme bi normal la comprendre kon nekk li des rek mooy ñu indi leen tenue yi nga xam ne tey moom moo ànd ak li nga xam ne moom mooy actualité gëm nañ war nañ ko mën a def. kon xanaa ma bàyyi la rek nga dem ci sama miss yi nga jël leen mesure na yëre yi rafet parce que ñi ñu yànjee ñi macha allah bëgguma dara lu débordé daal ci ñoom. non moom mooy li wax sànq rek li ci kanam rawali bët nañ xool li ci kanam moo gën. en tout cas wóolu naa la kon ñu dem nga jël leen mesure ay ca ñu dem. alors sama miss yi nag li tax ma woo leen tey ci chambre bi dama bëggoon ñu waxtaanee benn thème boo xamante ni vraiment actualité la comme que gis ngeen ni instant bi ñu ngi jëmee ci élection yi ma bëggoon nag ku nekk ngeen wax ma seen avis ban kàddu ngeen di dénk politiciens yi Ramata ma commencé ci yow. déjà bu ñu nee élection phase bu am importance la parce que déjà bu ñu waree fal ki war a diriger dëkk bi
loolu déjà rek responsabilité la responsabilité bi nag mooy ku nekk xam fan lan nga bëgg ak lan ngay xaar ci ki nga bëgg mu jiiteel la dëkk bi loolu nag mën nañ ko def sans pour autant ñu muy am violence ñuy am marche ni rien d'autre parce que je pense bien que ku muñ ba instant bi pour nga ñëwaat naa da ngay def marche alors que élection yi day approché loolu jaru ko yore nga sa carte da ngay xaar ba élection yi jot sans pour autant dëgg la nit ki boo amee lu la naqari mën nga ñëw ñaxtu ko et autres mais avec la manière aussi parce que marche yàq lu bëri loolu je pense que ni du déjà dëkk bi ngay avancer mais da koy delloo ginnaaw parce que yaa ngi yàqal ñu bëri déjà ñiy jaay rek nekk ci biti ñooñu du question politique mais dañu am ay njaboot ci biti en plus de ça yow xaar nga lu yàgg daal élection di waaj a jub si nañ ko defee nànk di xam ni dëkk bi dëkku jàmm la te loolu lañ xam jàmm lañ xam déjà suñu devise rek mooy teranga dañ koy gën a firndeel gën ci jàpp xaar ku nekk di xool bien vrai que candidat yi bëri na mais nga xool ki nga xam ne arrangé na la nga sànni ko sa carte. alors yow dégg naa baax li nga wax c'est très intéressant mais Aby Diallo yow d'après li Ramata wax yow lan nga ci mën a sànni. D'après li Rama wax dëgg la parce que déjà suñu dëkk Sénégal bu ñu nee élection yi jub si rek nit yëpp dañuy tiit bañ na ko ba nit buy génne sax dañ ko naan dawal gaaw ñëw de parce que élection lañ nekk dëkk bi dafay xaw a tàng xam nga ñu dem ba remarqué loolu xam ne chaque jour élection bu amee rek ay ñaawteef dina am ay lakk kër jàmbur wala affaire yooyu noonu violence dafay am dëkk bi dafay tàng man je préfère ñu bañ a jël comme violence jiital ko pour am dara parce que nit ki booy jiital violence man damay naan doo am dara sax je préfère ma bàyyi ba vote yi jot ma dem dugg ndànk voté li may voté génnaat nekk ci sama jàmm ki ma bëgg falu mu falu ñëpp nekk ci jàmm voilà. maman yow yan kàddu nga ciy mën a sànni. en fait man moom lu ma ciy wax moom bariwul ndax ñii wax nañ lépp Aby ak Rama wax nañ lépp man l'essentiel leneen laa ci wax nañ tàpp xol yi te benn ku gagné tamit mu xam ni loolu la yàlla dogal te ku nekk ñun ñëpp am nañ droit dem voté kon jarul ñuy dem di xeex wala di tax ay monstres di masse wala di def dara yow am nañ suñu carte nañ dem voté voté ku ñu neex lu yàlla def na ñu xam ne loolu la. bon man genre partie bi nga xamante ni moom laa bëgg ñu aborder ko mooy par rapport aux promesses politiques parce que violence bi déjà ñi wax nañ ci lépp et tout. Déjà donc man dama bëgg en fait képp koo xamante ni yow tu te dis politicien nga ne yow diriger suñu réew moo la tax a jóg man je veux bien que boo taxawee li nga promettre que tu le fasses parce que en fait yaakaar dafa nekk loo xamante ni dafa fort yaakaaru benn nit rek dafa fort waxatuma laak yaakaaru toute une nation 15 millions de Sénégalais nga taxaw nga wax dal seen xel ba ñu am confiance ci yow sànnil la carte votel la après nga taxaw li nga waxoon yëpp nga jël ko sànni ko man je me dis c'est inadmissible so nit aussi ñi ngi koy jàpp ci kàddoom so mu nekk son excellence Macky Sall mu nekk encore keneen man je lance un message ki nar a jël dëkk bi le prochain président mu respecte kàddoom ce kàddu mooy nit ci la ñuy jàppee nit et tout bu ñu xasee ba def suñu yaakaar ci yow s'il vous plaît ne nous décevez pas voilà man loolu laa am lu ma ci sànni. d'accord yow kat d'après li Nastu wax yow la nga ci mën a yokk. Bon, li Nastu wax dama ko ciy fekk si parce que comme on dit à chaque fois dañ naan politiciens ñëpp ñoo yem ku ci nekk rek dangay wax pour falu boo xasee ba falu fàtte nañ ñi nga xamante ne ñoo la fal te dem je me dis que ne loolu dafa war a nekk loo xamante ne dañ ko war a bañ parce que tey jii ku ne da ngay défendre sa réew da nga war a taxaw ci li nga wax par exemple da ngay créer un emploi tu dois en premier penser aux autres pas sa propre famille parce que gis nañ fi ñoo xamante ne aussi dañuy falu indi seen entourage teg du loolu parce que réew mi ñëpp la du réewum lii du réewum faal du ñëpp ko bokk donc je me dis que ne affaire bi pour ñëpp la nañu gën a stabiliser affaire bi tension yu ñu wàññi ko xam ne ñoom les hommes politiques ñoo war a joxe le bon exemple et que xale yi aussi dañuy copier ci ñoom et que dañoo war a vraiment nekk ay mag yoo xamante ne mag yu responsable la ñu doon. sujet boo xamante ne je peux dire que c'est un sujet un peu sensible je veux qu'on parle de l'inégalité entre les riches et les pauvres parce que gis nañu que la pauvreté alors domine le terrain mais des fois da ngay gis ku riche ñu yëkkati ko teg ko ci kaw ñu jël ko pauvre ñu teg ko ci suuf pour lan parce que kooku am na xaalis alors Ramata lan nga ñu mën a wax ci inégalité entre pauvreté ak richesse.
inégalité boobu je pense bien que ça date pas d'aujourd'hui mais peut-être que ni léegi nañ koy gën a remarquer parce que am na impact ci économie et autres parce que da ngay gis sax ci famille sa benn parent day gën a am xaalis kooku la ñuy gën a jox gëdd kooku la ñuy gën a jox parole alors que noonu du question que kii dafa am xaalis moo tax moo am dëgg du question que dafa am xaalis que moom moo war a toujours rek féete nit ñëppay juum te dañu nekk encore une fois je le redis dañu nekk dëkk boo xam ne les gens sont trop souillés wala trop intéressés sur ce qu'il s'agit de l'argent parce que dëkk bi dafa xaw a metti comme ni ñu koy waxee bu ñu gisee xaalis dañ koy jël tegee ko fépp alors que c'est pas la base du loolu mooy àdduna nit ki da nga koy jàppee ndax ay valeur am nit ki da nga koy jàppee ndax yaram ndax respect am ndax doxinam ndax waxinam loolu la ñuy respecter nit mais dafa dem ba ñu dañuy yegg benn moment boo xam ne képp ku yoretul xaalis dañuy dem ba ne bokkoo mais am na ñoo xam ne nag ay nit yu baax ñoo xam ne dañuy garder seeni valeur muy morale et autres que xaalis yóbbuwu leen fenn que dem am na benn statut boo xam ne bu ñu demee ba am ko même xaalis këfu leen daal taxul ñu changer comportement ni rien d'autre parce que les gens ils pensent que vraiment que l'argent fait tout c'est vrai l'argent fait tout mais n'apporte pas le bonheur tout le temps bien vrai que c'est des billets et autres mais nit ki loo am nit moo ko gën waroo am xaalis benn nit ñi bu ñu lay teg ci kaw sax mais wàccee sa bopp am na borom xaalis yoo xam ne bu ñu la romboon tey doo leen xàmmee am ñoo xam ne tamit ñàkk nañ mais li ñu am mooy xol bu rafet kon ki am xol bu rafet je pense bien que ni kooku mënoo ko jëndal milliard wala mënoo ko jëndee leneen voilà merci. foofu laay jëlee maman. parce que tey jii man dama ne que léegi nit ñi amatuñu ngor. xaalis daf leen jaral lu nekk te man dama ne loolu doxalul suñu réew en fait. parce que yow tey jii nii nga jël xaalis nga foog ne xaalis mooy àdduna. non nit da nga war a am ngor ak lu mën ci xew léegi da ngay gis ñuy gënaatlee ay maga rakk sax ndax lan xaalis te loolu man pour man du yoon. tu vois donc nit ñi nañ xoolaat bu baax lu ñuy def. nañ xalaat bu baax li ñuy def franchement. affaire gënalante bi Awa di wax sax man daf may fàttali li yonent bi doon parce que yonent bi dafa doon ne nit ñi gënantewuñ lu dul ci jikko. donc man je me dis que en fait ndax xaalis donc nga jël bëgg installer benn inégalité entre nit yoo ay doomu aadama man je me dis que loolu tegul fenn jëmul fenn aussi te aussi l'adage qui dit que l'argent revient au même genre loolu dafa am ñi am xaalis ñoom dañuy defalante seen biir les pauvres ils sont laissés en rade. waxuma que genre Sénégal du ñu jàppale les pauvres dañ leen di jàppale mais ni ñu koy defee moo baaxul parce que tu vois une personne pauvre nga ñëw nga yëkkati benn 20 000 wala benn 30 000 tu lui donnes certes jàppale nga ko mais au bout de 2 jours 3 jours loolu dafay jeex c'est pas comme ça qu'on aide une personne pauvre boo bëggee jàppale koo xamante ni dafa nekk dans des situations précaires dañ koy jàppale mu investir nga jox ko dara loo xamante ni da koy liggéey muy jur xaalis xamante ni il pourra subvenir à ses besoins au fur et à mesure loo xamante ni ce sera sur le long terme mais pas ngay ñëw di jox nit ki ay 30 000 20 000 parce que amul sens dafay jeex. du coup donc je reviens à li ma doon wax rek inégalité entre riches et pauvres man je me dis ça n'a aucun sens amul bopp amul genn ku ko fi def aussi da ngay nax sa bopp parce que bés dina ñëw di nga ñàkk sa morom am boobaa di nga xam na ngay yow rek yaa koy wéetoo parce que yow yaa ko def en fait bu xaalis taxee nga këf wala nga bàyyi ñëpp wala genre li jënteetoo kenn jour boo koy ñàkk. boobaa dina la fi parce que yàlla ni muy joxee noonu lay nangoo ni muy xañee aussi noonu lay joxee loolu ku ko def sa bopp yaakaar naa ne doo mës a réussir sa àdduna. je pense que c'est très intéressant maman dafa am loo bëgg a yokk. waaw man moom nees si cadre boobu wax rek ci loolu lay wax comme pauvre yi ñu leen jàppal ndax da ngay gis sa benn soirée nit ki di dem di baatare ay 100 000 te fekk ni koñam sax am na koo xam ne su lekkee du naan su ndekkee tamit mooy loolu. mais ngay dem si ay soirée di baatare te ki ngay baatare war na moo la ëppale sa yow lañ koy jox mais nga jàppale sax nga xalaat sa gannaaw xalaat un jour viendra yow it ndax yàlla moom nekkul day joxe définitivement day abale te yow mën ngaa ñàkk nga dem am te mën ngaa am tamit nga dem ba si biir ñàkk dangay xalaat te man su ma sañoon nag ñuy jàppalante suñu biir fii Sénégal la ñun ñëpp a yem ñuy jàppale suñu biir di xalaat bu baax démb. waaw comme ci inégalité boobu noonu man li may joxe benn kii lay nekk genre benn conseil boo xamante ne pour ñëpp la je me dis que ni tey jii kenn gënul kenn fii que tu sois riche ou pauvre ñëpp ñoo yem ci kanam yàlla tey amal ba jeex
wala kii ñàkk ba amul dara bu ñu faatoo ñun ñëpp ñoo yem fu ñu kon xam nga ne ñun suñu ci kanamu suñu borom ñun ñëpp ñoo yem donc nañu gën a jàppante xam ne nit mooy gën a xam ñi nga xamante ne ñoo tane ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen tane ñi nga xamante ne amuñu aussi ñu doyloo li ñu am te xam ne ko ni ku am yàlla ñàkkoo dara bon loolu laay wax. En tout cas, je peux dire que li ngeen fi wax vraiment am na solo et c'est très intéressant. Alors, il faut juste prendre acte.